loo ñu indil tey. waa Biba avant tout damay nuyu mbokk internet enquête 221. di leen di dalal ak jàmm di nuyu Nabou Rassoul depuis Kaolack te Biba benn affaire dafa am. sa Nabou Rassoul boobu noonu. mooy liggéeyal enquête liggéey bu doy waar. macha allah Nabou Rassoul dafa dëkk si wetu marché bi. day dem si marché bi di imposer nit ñi ñuy seetaan enquête 221. mu nekk nag liggéey bu am solo Nabou noo lay remercier baax a baax. di nuyu sama bébé Fallou depuis Castor moom aussi tamit. waaw Biba tey nag fait divers tey bu ma indi nag. lu doy waarati. doy waar. sànq dégg naa sax na xaw ko revue de presse. waaw gars yi dañuy yëkkati moom. waaw yëf yi nag fii nag la xewee Sanc ba 1. département de Dagana région de Saint-Louis. benn xale bu jigéen bu am 22 ans moo fi indaale ëmb. waaw ba mu fa indaalee ëmb nag hors mariage la ko amee xale bu jigéen bi moom mooy jóge Louga Altieri Louga. foofu la jóge léegi bañ nit ñi xam ne dafa ëmb si la ñëwee Dagana si la ñëwee Sanc ba léegi ba mu fa ñëwee ñu takk ko bañ ko takkee jëkkër ji toog ba mu mat ay 3 mois mu remarqué ne jabar ji dafa ëmb 5 mois. kon takk na ko ci kaw ëmb. 2 mois après da ko takk si kaw ëmb. léegi fekk ba ko jëkkër ji di remarqué fekk na boobu famille bi ñëpp a koy waxtaanee jëkkër ji nag mujjee am déception bu metti léegi nag si la xale bu jigéen bi tàggoo jëkkër ji ne ko damaa bëgg dem sama kër tànta jëkkër ji ànd si parce que xam naa boobu gàcce mu ngi koy rey ba mu demee kër tàntam bi nag mu wasin bàyyi ba après timis ba mu lëndëm si diggu kër gi mu suul fa doom ji léegi ba mu fa suulee doom ji nit ñi xam na ne kii sàq na pexe doom ji infirmier bi moo ko feeñal ak dëkkandoo yi léegi si ëllëg sa sapeur ñëw def recherche ba dis xale bi fu ñu ko suul bañ ko suulee fekk xale bi dee na mu nekk nag jëf ju ñaaw xale bu jigéen boobu def ko Biba loolu nag laa indi woon tey si fait divers bi. li nga indi tuuti doy na waar de. doy na waar trop ndax ëmb déjà péché. weesuwul. bàkkaar bu mag weesuwul nga am jëkkër. am doom si kaw avant ñu lay nga ëmb déjà benn yow xamoon nga ni da nga ëmb. balaa nga doon dugg ci sëy bi. mënoon ngaa wax ni da nga ëmb mais defoo ko da nga dugg ci loolu ñu dem ba ci biir mu ne baakaar am na ci gàcce am na ci ndax dugg na ci biir sëy bi biir bi feeñ jëkkër ji yëg ko mbokk jëkkër ji ñëpp yëg ko gàcce la ci ku jigéen ki waaye gàcce la également ci ku góor ki parce que ku sañoon tamit doo takk ki nga xamante ne ni waaw keñ ëmb na c'est vrai que mën nga takk ku sëy ba pare mën nga takk ko am peut-être passé parce que loolu moom moo ko concerné mais koo xamante ne dafa ëmb ci biir gàcce la ci ku góor ki ci njabootu ku góor ki ci njabootu ku jigéen ki gàcce la ci nit te gor moomul yooyu mais nga wasin daal di ko suul ci biir kër gi loolu aussi tamit leneen la à la fin ñun tamit c'est vrai que ni parfois ñun dañuy réclamer wala boog di bëgg ñu am yenn position yu ñuy tegal mais parfois ñun dañuy déconner tuuti dëgg la ñun dañuy déconner doon jigéen ñi te waaw dañuy déconner parce que jigéen wasin dafa metti dëgg la ëmb rek dafa metti parce que da ngay jafte day tar metti tout ce qui va avec à tout instant mën nga feebar xale bi ndax mën nga supporter ëmb beeg déet lépp mën na cee am ëmb rek wasin ñëw mu gën a tar ndax dañ naan ni benn bés boo xamante ne xaw na laa yóbbu laaxira la ndax benn tànk mi ngi ci bàmmeel bi benn tànk mi ngi ci àddina nga naan yàlla tiif yàlla ñëwal bul yónnee yàlla tiif yàlla ñëwal bul yónnee nga koy wax ba suñu borom ñëwal boppam yónneewul ndax bu yónnee incha allah dinañ la fi daaw yàllaawu la waaye moom mooy ñëwal boppam macha allah su ñëwee lépp di taw fee xewal nga daal di mucc ree geesu ree ak loolu yépp nu mu mettee assistance ci ngay wasin te kenn du la fekk si loolu di risque parce que cordon ombilical bi da nga ko war a dagg nan nga koy daggee fal la est-ce que xam nañ te da lay wóor ni est-ce que boobu jël na matuwaay biy dagg butiti njurukaay biy lëkkale yaay ak doom ñu war a dagg am na ñoo xamante dañ la naan amul dañoo xëcc parce que c'est sensible c'est kii xaw oyof na mën nga ko def noonu mu daal di kii et tout ce qui va avec loolu yëpp am nga jur xale bi ak loolu ni mu mettee andi beeg yëpp loolu metti amoon nooy def lu dul gas ci digg kër nga suul mel ni góor nga suul dafa metti xolu yaay mooy wax nag parce que am nañu doom yàlla dogal na ni saa yoo gisee dafay neex man comme par exemple sama doom man leen rek a ma neex si moom comme ça ma wàcc yàlla xam na ni daw si bi muy daw si bu ma gisee ci nit fob ko rek nu mu dawee toog ñëw ci man loolu barki Serigne Touba loolu yàlla man loolu rek
man loolu moom damay yàkkamti chaque jour incha allah teel a yéegi kër ga ba image boobu rek am man image boobu rek neex na ma barki yàlla nga fekk nga wàcc nga rek nga gis ndeysaan nu mu dawee daw ñëw ba ci yow rek lëng la tu vois loolu dafa neex léegi yow jigéen yaay ak ni mu mel nga jël doom ji daal di suul ci biir kër gi ci digg kër gi suul ak lépp lu ciy xew nga daal di ko suul parce que lan la ëmb naa te waruma woon ëmb nekk naa ci biir gàcce bii moo gën a metti ndax di boobaa dina nekk gàcce dina doon gàcce àllaaxira gàcce kër la woon waaye fi mu toll nii nekk na gàcce waaw gàcce ak pinc metti na man maam Khalifa affaire bi ko ni sentir nga waa si dafa ma surmonté parce que xaw ma sax fu may commencer mais xale bu jigéen bi déjà c'est-à-dire affaire Covid 19 bii bu yóbbu ñu ciy tey mariage bu ne façon mariage bu ne di nga ko ci gis. effectivement façon mariage bu ne les gens se profitent. ñu naan ay dafa yomb nañu kii moo taxit cas bu nekk di nga ko ci gis. cas bu ne nag da nga ko ci gis. parce que Covid bi 6 mois la fi defagum xaw ma 5 mois. gis nga bii ñu fi tudd nii bu fekkee ne nii la demee te actualité bi nii la fa demee c'est-à-dire que c'est dans la pandémie la lii amee. bon am na ay il faut que tamit genre actualité yu mel nii faits divers yu mel nii bu ñëwee ñu rebondiraat ci faits yi. jéem a xoolaat naka la ñuy tegee chaîne bi autrement. par exemple tey xale bu jigéen bi dañ ko ëmbal. gàcce la déjà. alors bi ñu koy proposer mariage. 2 mois la am ci ëmb bi. non 5 mois la am ci ëmb bi 5 mois la am ci ëmb bi parce que 3 mois la def ci mariage bi mu wasin. c'est-à-dire 2 mois avant. mariage bi moom mu ngi woon ëmb. donc bu fekkee ne waa ji bëgg na ko. mënoon na ci waxtaan ak moom. effectivement mu pousse mariage bi ba mu am doom. bu fekkee bëgg na ko takk mu takk ko. mais dañoo toll ci bi ba jamono joo xamante ne nii. risque yu ba waaw yëgu ko laa wax parce que mais mën na am bu ko informé woon ne ko man de dama nekk ci état. dama juum ëmb. moom bu fekkee ne am na fu mu toll ci moom dina dem waxtaan ak ay parents bu ko parents mayee mu may ko bu amee doom bu dee moom la choisir mën na am mu takk ko. bu dul moom aussi mën na nekk keneen. mais pourquoi mu def loolu. xale jigéen yi koy yi jéem a aussi nas yooyu yëpp. nañ ci bàyyi xel bu baax. da ngay gàccaal sa famille. gàccaal sa bopp gàccaal famille ñi la tànn. loolu l'islam waxu ko kenn du takk jabar ci kaw waaw yow affaire bi li ci laxasu moo bari. bi baax li ci laxasu dafa bari de. parce que déjà kooku dafa def lim njëkk a def délit la. dafa tooñ yàlla pare def délit. dafa tooñ yàlla tooñ boppam. tooñ këru jàmbur famille jàmbur. famille lëmb nag famille lëmb la tooñ. goro yaag jëkkër jaag rakk jëkkër jaag famille lëmb la tooñ parce que tey ji coow lii xam nga ne mos day delluwaat sax lu mu sori day delluwaat ba ci kër ga ñëpp di ko waxtaanee journaux yi tey tudd nañ ko donc humilier na presque toute une famille mais. balaa may ñëw ci délit dee bi sax. mënoon na solutionner nii ci façon bu rafet. parce que bu dul kooku sax bu ko takkul mën na am keneen takki ko. donc mënoon na gérer doom jooju xamul lan lay doon yi ëllëg. effectivement mënoon na ko gérer ñaareel mooy comme que yëf yi ëpp na. ba yi am ci. dem na ca kër ga ëmb na nangam nekkul l'islam teel a réglé d'abord balaa mu doon génn kër ga. parents yi waroon nañu am ful la. gu toll ne mais parents mi yëgoon nañ ko aussi. waaw mais exactement noonu maa ngi wax en général infanticide. c'est-à-dire parce que bu ñu waxee infanticide ñaar la soit da ngay jur doom sànni. deenam deewul. wala nga jur doom nga faat ko. loolu mooy infanticide. mais loolu en général suy am say waajur duñ ko yëg. exactement duñ ko yëg li gën a garaaw mooy ku góor ki di nga ñëw ci moom maam nga ñëw nekk ak kat. man de ëmb naa yaa ma ëmbal mu bañ. waaw léegi yow sa problème mooy nan laay def. pour débarrasser wu. pour débarrasser wu xale bi. gàcce la ci man. nit ñi sama société duñu nangu xam ne dama kii. yàlla nag bu mu bokk ci benn famille conservatrice. boo xamante ne xamuñu ëmb gëmuñu ko. wala it ci benn mariage pour nëbb ëmb bi. nëbb ëmb bi ba pare affaire di xalaat ba pare li gën a garaaw pour walla ni foofu faaw nga doon cuune. cuune dëgg nga doon danga naan su ma amee doom ba kiiwee ba pare soit en général dañuy fexe jiiñ ko jëkkër ji. mais xëy na moom ëmb bi sori na jëkkër doo ci am. mais parce que parfois da ngay gis ni ci bëri dañ koy jiiñ ko góor gi. bëri na tey ñu nekk ci biir kër di sëy bu ñu waxee nii am na ñoo xam ne dañuy toog mën nañ la wax doom bi am na benn famille boo xamante ne benn parenthèse pour ne pas génn sujet bi. benn koo xamante ne il a fallu ko jabar ji gaañu. muy doog a xam ne ñett xale yi ci kër gi juru ko ci téléphone am la ko xamee ndaxte ci téléphone bi yëpp mi ngi doon waxtaan ak papa xale yi WhatsApp ci lay xam ne doom bi diw ak diw juru leen
mais mus ko xam te ñooñu màgg lañ. ñu ngi woon nekk ak ñoom jabar ji waxu leen dara. te turam ak santam la leen jox parce que aussi tamit boo yoree jabar. ci biir kër gi waxuma nag avant muy ñëw mais boo ko takkee mu ëmb ci biir. doom ji yaa ko moom. loolu la diine wax. sa sant nga koy jox yaa ko moom. loolu la diine wax. mais bu ñu ñëwee si un peu ci revenir ci infanticide bi. mu ngi jëm ci day nekk loo xamante ne ku góor ki da nga ko koy wax mu bañ. sa problème mooy foo koy waxee. nga nekk koo xamante ne say parents parfois même boo amul jëkkër nga am parfois boo parent bu tàng papa ji da la gëmal ni mënu fi nekk naan sa yaay ëmb bi ci biti wala moom ci biti wala yaa moom ci biti. parce que parents yooyu ba léegi am na. exactement boo xamee loolu da ngay waaj bu loolu yi dalee rek doo xamante ne. léegi nag lu tax xalaatoo bu ma dalee ma jël doom bi ma dem maye ko sër yaa ngi fi. ma jël doom ji fekk ci benn koñ bi koo xamante ne musul am doom am na ñoo xam ne sëy nañ presque 80 ans amuñu doom nga may leen ko. lan moo tax xalaatoo koo xamante ne wësi na ba pare nga may ko xale wala nga dem jox ko kenn mais yow déedéet li sa xalaat mooy nga éliminer xale boobu. waaw mais bii baa xam ne mooy waral loolu noonu parce que tey comme li ñuy wax tey destin dafay am yàlla nattoon na la na ëmb hors mariage loolu yàlla moo la ko teg bien vrai yaa ko sàkku mais yàlla la neex moo tax mu am tey yow loolu tey su amee te amoo soutien familial aussi tamit mooy surtout moral surtout moralement parce que xale bu jigéen bii nii kan moo ko waroon soutenir jëkkëram mais tey ba mu tàggoo jëkkëram jëkkër ji bàyyi ko mu dem rek fa la ñàkk ci xelam la nekk rek léegi xelam rek lay doyloo parce que foofu noonu tey jëkkër ji tey mënoon na ko assumer est-ce que non ko am na ñoo xam duñ ko nangu duñ ko nangu mais mën nañ ko suturaal ba mu am doom moom mënoon na suturaal boppam suturaal jabaram moom mënoon na assumer ne doom ji man maa ko jur non pas assumé mais comme que réalité bi xam nañ ko mu téye ko rek ci kër gi wax ay wax metti na parce que wax day am mu assumé wax yooyu noonu ba jabaram ndax ñëpp dinañ mën loolu c'est-à-dire ak góor niñ ko xamee jamono yuñ toll ni du góor yëpp ñu baal ma mais du ñëpp yow bëgg na sa jabar dëgg-dëgg comme yow dinañ woote femme bi takk naa ko parce que dama kaa bëgg jigéen soo ko takkee bëgg ko rek dañ kaa war a suturaal ak lu mu mënta def ak déli bu mu mënta def war na ko mën a suturaal dans les normes laa wax xale bu jigéen bi nag loolu nag la manqué sutura jëkkëram boobu noonu jëkkër ji waroon ko sutura amu ko yow jëkkër ji mu tàggu jëkkër ji ne ko demal sa kër tànta moom xelam mais moom moo tàggoo jëkkër ji accordel ko mais jëkkër ji waru ko woon accordel da ko waroon téye si kër bi ba mu wësit mu jël doom ji ngénte man ba pare su ma lay libéré la est-ce que xalaatul woon moom it jëkkër ji est-ce que xalaatul woon dañuy xalaat rek est-ce que xalaatul woon ne peut-être li muy dund fii métti na ci moom téema ko accordé loolu mu dem toog foo xam ne dina xaw a tane yaakaarul woon ne aussi boo fa demee dina rey xale bi waaw loolu aussi tamit loolu kenn xalaat ko woon ñu ko moom mais itam xale bu jigéen bi tam su demee itam kër tàntam amul soutien tamit foofu tamit première chose bu muy def lay ne xaaral ma rey mais nag mais suul bi rey bee suul bi moom dañ koy ñaaw loolu beneen parce affaire que mënoon na def leneen mënoon na maye doom ji comme mënoon na ko def tam comme nu bii baa wax yóbbu ko si kër sœur yi loolu yëpp mënoon na ko def mais rey bi moom dañ koy ñaawlu mais tuuti benn affaire am na mooy que ne il faut ñu xam benn affaire sénégalais néew na nga fekk njaboot joo xamante ne diw day ëmb ñu jàppale la psychologiquement xew fa parce que xëy na léegi la ko nit ñi bëgg a boole mais ëmb fii kenn banaliser wu ko de dëgg la kay dafa nekk loo xamante ne du gàcce la tey sa koñ koo xamante ne yaa ngi koy gis muy dem mu xëy mu ëmb yow da lay choqué ci ñaar bu nekkee bu xale bu soboon danga naan bettu ma nga wéet wax ko nga ñàkk wéet wax ko parce que maandu néew na ci ñun bu nekkoon koo xamante ne daloon na danga naan nan la def ba dal ko bett na ma faaw nga wax ala kulli yàlla ba pare nag psychologiquement parents yi ci biir kër ga xamuñu ëmbal donc mi ngi koy xoolee bëtu gàcce bi nga ma teg dañ ko koy wax man j'ai vu quelqu'un boo xamante ne mujj gi doom ji day toog ba ci yàgg ne yaay ji sonn naa bàyyi li nga may wax yaa ngi may sonal dama juum sonn naa dama juum mais sonn naa li nga may wax te foofu noonu da lay wër ni après conséquence bi xamala la xale bi kii la fi indi prématuré 7 mois la wasin parce que psychologiquement dafay stressé wu elle en pouvait plus parce que sénégalais loolu la xam donc pour moom mi def loolu pour mu am appui wu jëkkëram wala ay mbokkam mënul nekk parce que jigéen buy sëy xamuñu nga ëmb keneen ku dul sa jëkkër surtout nag nga ëndaale ko dañ naan yaa ko tey da nga bëggoon masque leneen am na yoo xamante ne bi ñu bëri dañ naan dafa bëggoon a masque exactement effectivement parce que ba pare ñaar am na ci beneen point am na ci mooy que ne ku góor ki du ko wóolu waaw dootu ko wóoloo nëbb dès le début moom
mënatoo ko wóolu. wóolu dootoo mais nag ko wóolu da nga naan saa yu ma demee mu ngi ca la ka neex teniroon na ko 3 mois yi ci topp. tenir na ko gis na ëmb bi tenir na ko ci biir kër gi xëy na peut-être man de li ma jàppoon mooy moom pareegutoon pour tàqali ko ak moom. non peut-être da doon xaar mu am doom. ñu jéem a xool nu ñuy solutionné wala parce que forcément l'islam buy impliqué wu moom. par force day tas sëy ba pare donc affaire bu doy waar la daal boo xam ne bon xam naa ne man de maa ngi koy cas boobu. bëriwul li ma koy dégg du ma wax ne amul mais bëriwul li ma koy dégg. si maam nag kaay yi nag bëri na nag lu ñu koy wax nag. bëri na ay xale jigéen yu ñuy takk nag si kaw. ci kaw sëy ci kaw ëmb. waaw parce que d'habitude xale jigéen ñi suñu ëmbee dañuy gaawantu parce que duñ ko wane am na surtout xale bu am ay 19 ans 20 ans ñoom yàlla daf leen di may benn force boo xam du ñu jafte du ñu manifester seen ëmb yi yàlla daal daf leen di suturaal daal. yéen ñi am projet de mariage de moom yow ngeen tey bu baax a baax a baax. ñooñu nag yéen góor ñi laay wax gaaw na ñu takk leen nag si kaw ëmb nag. parce que yenn saa yi dañuy gis xale bu jigéen ñu takk ko mu ëmb 6 mois après am na fi. ak 5 mois après ñu ay doomu 6 mois am na ay doomu 5 mois am na. tey soo jàngee tey xam naa tey doomu 6 mois amul. doomu 5 mois amul existé wul fenn. 5 mois amul léegi nag yenn saa dañu ne waaw dafa amoon tension moo tax ñu opéré ko lii ak lii ak lii. fekk na boobu yow ëmboon na si avant ñu lay takk. mais bi baa lii est-ce que aussi encouragé wul jeunesse bi ñu gën a bàyyi xel balaa ñuy marié ñu defi ay test ci domaine yëpp nag. xool seen waaw def saytu seen yaram. waaw mais xam na maam Khalifa. waaw xam na yow keroog mooy de wax. ëmb du ay feebar de. da nga koy xam mais buñ ko testé duñ ko gis. ëmb ku ko ëmb xam na ni ëmb na ko. fii ñenn ñooy ëmb te xamuñu ëmbuñu ko mooy xale yu ndaw yi ay 12 ans 13 ans parce que xamaguñu loolu te léegi sax du xale yu ndaw yi léegi fii ku fi ëmb xam nga ne ëmb nga. c'est-à-dire soit benn affaire elle voulait masquer ëmb boobu mu dugg ci mariage benn wala soit aussi tamit benn affaire mooy ku góor ki est-ce que ëmbalu ko te je pense pas que ëmbal na ko bu ko ëmbaloon du def ne xale bi ëmbalu ko parce que xale bu jigéen bi ñoom bokkuñu woon sax région bi ñu nekk xale bu jigéen bi Louga la jóge est-ce que mayuñu ko Alceri Louga la jóge mu ba mu fa jógee si lañ ñëwee sanc ba mu fa ñëwee nag fa lañ ko mayee non waxuñu nag ay mbokk lañ nag waxuñu nag ay mbokk lañ mariage yooyu nga peut-être nag ñëw na foofu ñu gis ko waa yaay ci boppam mën na dem ba xam genre yi nekk complice bëgg def mariage tout est possible moom tout est possible moom parce que tamit comme lu maam wax tamit mun na nekk parent bi mun na ko xamu gaaw ko profité maye pour bañ gàcce gi rek pour bañ gàcce léegi yow lépp mun na nekk yow tey jii nii bu doon ñaanaluma la ko yàlla en tant que góor situation bi bu la daloon nooy def bon man moom damay focaliser wu d'abord ci l'islam ba pare. dinaa ko suñu ma laajee sama xalaat. est-ce que di nga ko mën a sëb. maam wax ci doo mën. attends déet bul ma ñaanal ba pare. mais damay expliquer c'est-à-dire. mais maam wax fi loo mën. lu ma lay wax li ma gëm laa lay wax. waaw c'est-à-dire man ci famille bu religieux laa nekk. yaa ngi dégg samay nijaay laa yaroo fa laa nekk te diina rek la ñuy dund. donc dafa am diina nag day ànd ak sutura. sutura gi mooy ñu bakku ci kër gi. ba mu wàcc te mu bañ a am benn stigmatisation ci kër gi loolu conscience de famille lay doon. yow bu la daloon amee conscience. li may wax nii de maa ngi mel ne maa ngi suñu kër nii maa ngi imaginer réalité suñu kër parce que réalité yi bokkuñ. effectivement par exemple tey yàlla tere bu fekkoon ne ñun la sama nijaay am na fulla gu toll ne oo kër gi yëpp ñu toog mu conscientiser leen que ne benn stigmatisation bu mu am ci kër gi. bés bu demee na ba yàlla may ko jàmm suturaal nañ ko ba yàlla may ko jàmm ñu def li l'islam santaane mu simple lool moom du ci gis boppam mais après boo paree moom est-ce que di nga ko jëlaat jëlaat bi déggoolu ci l'islam ba la wax forcément balaa ma koy jëlaat keneen sa du ñu xoolaat sëy bi mais keneen bu ko takkee sax est-ce que di nga ko nangu jëlaat boobaa bu bëggee nekk ñeenteel ça dépend si non est-ce que non c'est-à-dire parce que parce que am na ñenn ñoo xamante ne dañ naan confiance amatu fa waaw ci côté boobu ça dépend xam nga relation bii bu fekkoon ne waa ji daan na ko doxaan bu yàgg xam na jikko yi xale bi jigéen bu fekkee par accident nag la ko takkee waaw parfois tamit ñu ñëw fenn maye ko sans kii nii donc yooyu yëpp mu ngi ci biir c'est-à-dire li nekk ci biir te nëbbu dafa garaaw loolu tax gis nga lii nii surtout que su ma jumul dina ko toppaat di nga ci gisaat ay yeneen révélation ba xam yaay ji complice la parce que ñu ne nooy topp fee bi ba xam yaay ji complice la parce que xale bi jigéen bi lan moo ko xalaat loo mu suul xale bi lan moo ko xalaat loo mu ba pare ñu suul ko ba pare sapeur bi ñëwee di wër ci kër gi te moom moo denc xale bi ci biir kër gi parce que moom dafa weddi ni moom dafa rey doom ji suul ko dakaa weddi infirmier bee ko dénoncé ak waaye kër bi peut-être lim expliqué moo dalal xel xamul woon
kenn du xam ne suul na doom ji. te lii nag maam. te infirmier bi ñu ci tudd man sama xel dafay mel ne dafa mujj après xanaa ñàkk tane wala genre boobu ñu yóbbuwaat ko ci infirmier bi. genre boobu parce que mënul suul affaire bi ci lendemain bi rek situation yi ñu ciy wax. doy na waar daal. doy na waar trop maa ngi ñaan xale jigéen ñu def nànk rek ku dem ba def sa li nga def moom nga assumé rek. bañ a gis genre maam xale fi rek wékki leen ko parce que ñoom ci promo mariage rek ba tax na nga bëgg a masquer sa affaire yéen ñuy takk góor ñi teey leen da leen xam ñi ngeen di takk bu leen takk ku ñu leen di proposer takk leen ki ngeen proposer ki ngeen tànn parce que l'islam dafa santaane ne góor dafa war a tànn soxna comme ni jigéen di tànnee borom kër mais képp ku ciy dem par gis naa ko ci Facebook bi wala ci WhatsApp bi rafet na ma coordonné ñu may ma ko lii genre yi doo ci jub genre yi moom dina fi bari ba pare tuuti pour parer toute éventualité genre yu mel nii est-ce que yaakaaroo ni jot na wala it tey sama kol bii nga xamante ne nii maam xale da doon jël café gi bu fekkee mën na bari ci table bi baax na de non garaawul. non jëwriñ indil café gi rek. non vas-y tuuti est-ce que pour bañ a duggaat ci jafe-jafe yooyu est-ce que bokkoo ak ñu bëri xalaat ñoo xamante ne nee nañu pour genre yi ni ñu arrêté ko bis bu ñu demee xale bu jigéen bi ñu koy yóbbu tey prison. ba war ko àtte ci kanamu àttekat ba. ndax en général bu ñu jëloon ku góor ki jëf lii ñu boole ko ku jigéen ki maanaam ku nekk ñu jox la temps. est-ce que comprendre ngeen li ma bëgg xam naa li nga wax maanaam bu ñu tëjoon li ñuy tëjee ku jigéen bu ñu tëjoon ku góor gi ko ëmbal bañ. est-ce que lii duñ ko éviter. si dinañ ko éviter parce que dañ koy xaaj ñaar. parce que déception yi mel nii dara du ko waral xale bu góor bi lay ëmbal ba pare bañ yow doo xam foo koy waxee. yaa ngi daw gàcce. pour daw gàcce boobu nag danañ ne xaaral may yàq sama biir wala xaaral may rey sama doom. xale bu góor bu fekkee ne assumé woon na paternité bi. xale bu jigéen bi moom du wéet si mbir mi. ñàkk assumé moo tax xale bu jigéen bi xelam di dem ne xaaral ma yàq ko wala xaaral ma rey ko. ay waay mënoon na ko wax waajur ji. ñu waxtaan ak xale bu góor bu mu takk ko sax pour papa. mais am na xale yoo xam ne ñoom suñu ëmbee ñoom dañuy tiit dañuy ragal parce que yenn saa dañuy bokk si benn famille boo xam da lay ne soo fi ëmbee dañ lay génnee kër gi yow loolu sa xel du dem si lenn du mu ko wax sama parents yi su mu ko waxee dañ may génnee kër gi wala dañ may rey léegi yow nag danay ragal loolu mooy waral nag soo ëmbee nag di daw parce que xale bu góor bi tey su taxawoon na la man dinaa la soutenir financièrement moralement mentalement ànd ndax yow ba heure bu ne wasi ne kon te xale bu jigéen bi du def lii mu def. dana waar de mais su jugee fi mu jugee. su jugee région bu mu nekkoon dem si beneen région. pour nëbb ëmb moo tax. mais fi yaayam nekk moom fi mu jugee sëy newul foofu la dem newul dëkk bu la demaat. déedéet moom beneen dëkk la demaat dafa jugee dem Saint-Louis. dafa jugee Algérie. bu am na ku koy conseillé dem Dagana am na ku koy conseillé. non mun na bañ a nekk conseil sax parce que xale yi léegi tamit maam xale yi itam dañoo am fit xale yi am nañ fit trop te xale yi itam amuñu kilifa tamit dañuy def lu ñuy def ba pare soog a nag su ma yëgoon loolu mooy waral lii yëpp. en tout cas daal liñ ciy mën ci def nañu jël seeni responsabilité parce que tamit yenn yi toroxal sax famille jàmbur la. toroxal famille boo xam dañoo sérieux yaakaar la tànn la nga tas yaakaar nga te wóor la ma ne xam naa ne waa ji def na ci lu ne pour teral ko lu ne da koy def c'est que xale jigéen dañ leen di teg ay affaires yu métti yoo xamante ne nii buñ paree jël ci ay déception te di sa maam en général xale yi ñuy sànni nii si mbalit yi di